Ciao a tutti ragazzi, vi saluto, mi chiamo e vi sto parlando da Torino. Prima di tutto ci scusiamo per il tempo che siamo rimasti senza aggiornarvi. Adesso ragazzi parleremo oggi dell'ultimo DPCM che è uscito il 25 ottobre 2020, chiamato anche il decreto ristori. Oggi andremo a chiarire tutto e vi parlerò di tutte le novità. Ma prima di tutto ragazzi, come lo sapete, prima c'erano anche altri due DPCM. Quindi nell'arco di 10 giorni qua in Italia il governo si è varato 3 DPCM diversi. Allora, come lo sapete, i primi DPCM hanno parlato delle misure di restrizione per le attività, diciamo, di ristorazione, bar, gelataria, eccetera, che devono chiudere dalle 18 e poi dalle 18 fino alle 24 si può solo fare il takeaway, diciamo, la ristorazione da sport. Quindi questo DPCM ha vietato sempre anche gli assembramenti, l'uso delle mascherine anche nei luoghi affollati, cioè non si può più sedere più di 4 persone a tavoli, nei ristoranti, bar, cioè salvo che siano nello stesso nucleo familiare. E quei provvedimenti ragazzi vanno fino il 24 novembre 2020. Allora, prima di tutto dobbiamo elencare tutte le novità riguardo il decreto ristori che è stato varato dal governo il 25 scorso. salaamaaleykum mbokki taalibe yi maa ngi leen di nuyu di leen ziar baax a baax man la seen mbokku taalibe Mor Talla Sarr. Alors tey nag dañuy ñëw ak yéen ci ay leeral yu gaaw rek tënk leen waxtaan bi mu bañ a gudd. Alors fi ñuy njëkkee mooy xam ngeen ne semaine bi passé IMS génn na ñaari circulaire bu njëkk bi mi ngi siy leeral ñi amoon réquisites yi pour laajoon bonus 1800 euros nga xam ne moom mooy weeru mars avril mai dañ leen ko doon booleel mu nekk benn paiement. xam ngeen ne xeetu lavoratori yi moom ñooñu lañ doon wooyee lavoratori stagionali e altri settori intermittenti incaricati alle vendite a domicilio occasionali ak autonomi privi di partita IVA. alors ñooñu ku ci defutoon demande bi ba tey boo demee ci page IMS bi plateforme bi dugg na pour nga def demande bi mooy 1800 euros yi ñu doon wax te nga xamante ne xeetu laboratoire yooyu muy yim ñoom ñoo ko waroon a dugal. d'ailleurs am na ñu ko dugaloon bañ commencé leen koo fay, am na ñoo xamante ni dugalaguñ ko woon, donc ba tey mën nañ koo dugal. semaine bi passé IMS dugal na plateforme bi ci site IMS bi. alors ñu wax ci décreto agosto bi mooy deuxième circulaire bi IMS mujjee génne barki démb pour leeral ak ñi bëgg a def demande yi ak ñi nga xamante ni bi donc dañ ko defoon automatiquement bi leen koy fay. alors décreto agosto bi IMS indi na ci ay leeral yi mu ci indi mooy ñi nga xamante ni bi donc am nañ réquisites yi mën nañoo laaj li ñuy woowe l'indennità onnicomprensivo. alors indennità onnicomprensivo mooy indemnité boo xamante ni bi comme décret bi mi ngi fixé woon ci weeru juin ak juillet, donc moom la ñuy boole fay la ko benn yoon, moo tax ñu ci tudde ko indennità onnicomprensivo. te ñooñu catégorie gi ci waroon a dugal mooy stagionali dei turismo e dei stabilimenti termali, altri settori, lavoratori intermittenti, incaricati alle vendite occasionali e autonomi privi di partita IVA. donc ñooñu ñoo ci mënoon a dugal ci décret agosto bi. alors képp koo xamante ne bi depuis lors dugaloo woon ci IMS nee na mën ngaa dem nga dugal ci demande 1000 euros boobu bu fekkee am nga réquisites yi comme ni ko loi bi indi woon. ku ci dugaloon ba pare nag tañ fayoon la ko ci bonus yu jiitu ya en tant que stagionale jërul ngay defaat beneen demande, donc paiement bi ce sera automatique. loolu la IMS doon leeral ci deuxième circulaire bi nga xamante ne bi décret agosto bi moo ko tax a jóg, ñu tuddee ko indennità onnicomprensivo. loolu lañ doon leeral ci ñaari circulaire yooyu. ba tey ci biir circulaire boobu IMS moo ngi xam ne képp koo xamante ni dangaa defoon demande bi mu nekk in riesame, maanaam ñu koy exécuter di ko xool di ko caytu heure bu nekkee phase positive, donc ñi nga xamante ni seen demande defoon nañ ko ci décret agosto bi ñu bindal leen une phase di riesame, nee na ñooñu jërul ñu defaat beneen demande. buñ ko accepté ba mu nekk positif rek dañ leen ko fay automatiquement. donc ñi nga xamante ni aussi bokk nañ ci catégorie googu ma lim te ñu defoon demande ñu rejeté leen pour bonus 1000 euros yi, nee na mën nañoo defaat beneen demande pour bonus onnicomprensivo bi. bu ko defee dinañ ko examiner xool bu positivé ñu fay leen. loolu la IMS leeral ci ñaari circulaire yu mujj yi. alors xam ngeen ne décret agosto bi ñu bëree bëri ci mbokki taalibe yi nekkoon stagionale li leen ko xañoon mooy décret bi date bi mu nekkee en vigueur di le 15 août da leen a fekkoon ci contrat ñuy liggéey.
moo tax ñu bëree bëri mënuñu ko woon a am mbaa buñ ko dugalee dañ leen di rejeté. Donc ci biir décret boobu nga xamante ni mooy 1000 € août bi IMS moo ngi xam ne dina ko commencé fay li commencé le 29 octobre jëm ba ci weeru biir novembre bi. Donc bonus agosto bi commencé nañ ko fay occasionnel yu bëri yoo xamante ne bi am nañ réquisites yi. Alors catégorie gi ñu ci excluroon nag moom la ñuy woowe lavoratori a tempo determinato. xam ngeen ne ñooñu indi woon na problème diggante seen cotisé ateco, mais à la fin ministre bi nangul na leen ko bu fekkee am nañ réquisites yi. mais ñu bëree bëri ci août bi fekkoon na leen donc ñuy liggéey nekk ci contrat, donc loolu moo leen ko xañ, mënuñu ko woon a dugal. mais am na catégorie goo xamante ne bi ci décret bi mujjee génn ñi nga xamante ni dañ leen a excluroon ci décret août bi am nañ possibilité donc dugal ci décreto bii nga xamante ni moom moo wàcc barki démb ñu koy woowee il décreto di ristori, te nga xamante ni moom lañ bëgg a faram fàcceel mbokki taalibe yi wax leen li nekk ci biir yëpp. alors il decreto di ristori ragazzi mooy décret bi nga xamante ni woote nañ ko barki démb ba mu dugg in gazzetta ufficiale. décret boobu xam ngeen ne indi na ay ndimbal ak ay bonus yu bëree bëri jëm ci yenn activités yi nga xamante ni bi donc dañ leen a sant ñu tëj lu commencé 18h, donc restauration, bar, gelateria, piscine, donc salle de jeu, bingo, salle de sport ak discothèque. alors bu ñu waxee ci décret boobu indi lu ñuy wooye fondo perduto boo xamante ni dinañ ko doppiyaare. xam ngeen ne fondo perduto ñëwoon na ci il decreto di rilancio bi nga xamante ni bi ci weeru mai bi la woon. ñu bëree bëri ci mbokki taalibe yi yoroon partita IVA dugaloon nañ ko ba IMS fayoon leen ko muy 1000 € yooyu nga xamante ni bi ñi yoroon partita IVA lañ doon laaj seen facturation un calo di 33% entre 2019 avril mars 2019 ak 2020 bu seen facturation wàññeekoo. donc dinañ leen fay 1000 € boobu jëmoon ci partita IVA yi nga xamante ni bi ñoom ñoo ko dugaloon ci weeru mai bi. mais bii paa nag dafa changé. bii paa décret bi visé wut borom partita IVA yi nga xamante ni ay artisan lañ wala ñuy def ay vous compra maanaam ay commerçant. bii paa fondo perduto bi nga xamante ni ministre bi nee na dégagé nañ fond bi jox ko l'agenzia delle entrate ngir ñu fay ko nu mu gën a gaawee ñi ci am droit balaa le 15 novembre incha allah dinañ leen ko fay. ñi nga xamante ni bi defoon nañu demande bi tëj seen cotisé ateco nekkoon na restauration wala lu xeetoog moom jërut ñuy defaat beneen demande. ministre bi nee na agence entrate bi leen ko verser seen IBAN nu mu gën a gaawee balaa le 11 au plus tard le 11 novembre. mooy fondo perduto bi ñëw ci décret bu bees bi génn barki démb. ñi nga xamante ni bi aussi seen cotisé ateco amoon nañ droit pour laaj fondo perduto bi te boobu ba tey laajuñu ko woon, donc mën nañ ko dugal. buñ ko dugalee ñoom it buñ saytoo seen demande dinañ leen ko fay méta décembre. waaye ñu leeral rek ne fondo perduto bii ñëw ci décreto di ristori mu ngi concerné ñi nga xamante ni bii seen partita IVA cotisé ateco bi restauration la ñuy def wala ñuy def bar wala ñuy def gelateria, salle de jeu, piscine, palestra, salle de sport, bingo wala yeneen lavoro yoo xamante ni bi rek maanaam restauration la. ñooñu la gën a concerné ndax am na ay cotisé ateco yoo xamante ni bi partita IVA bu nekk rek am na cotisé ateco buñ la lëkkaleel. donc dressé nañ cotisé ateco yëpp yi nga xamante ni bi donc ñoom ñoo am droit pour dugal ci bonus bi nga xamante ni bi dañ koy doubler. donc bu fay gi tolloon ci 1000 € dinañ ko def 2000 €, bu tolloon ci 2000 € dinañ ko def 3000 € jëm ci ñi nga xamante ni bi mesures yu bees yi génn ñu sant leen à partir de 18h ñu arrêté seeni activité laal na leen. képp koo xamante ni laal na la rek donc agence entrate dina la fay bonus boobu. dem na ba nga xamante ni bi ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci secteur agroalimentaire maanaam lëkkaloog restaurant yi ak baar yi moo xam ñu leen di servir ay matériel ay produits mbala lekk denrée alimentaire ñooñu aussi bokk nañ ci. décreto ristori bi ba tey indi na 800 € yoo xamante ni bonus la pour laboratoire dello sport ñi nga xamante ni donc ay laboratoire sportif lañ indi na leen donc 1000 €. alors décret ristori bi aussi ba tey indi na beneen 1000 € boo xamante ni bi jëm na ci lavoratori stagionale yi a tempo determinato stagionale dei termali altri settori intermittenti incaricati alle vendita autonomi senza partita IVA ak lavoro occasionale. donc ñu fàttali ne décret agosto bi indi 1000 € l'indennità onnicomprensivo ba tey bokkut ak décret ristori bi ñu voté barki démb le 25 décembre moom it indiwaat na beneen 1000 € jëm ci stagionale yooyu mu lim tempo determinato del turismo stabilimenti termali incaricati alle vendite a domicilio intermittente ak ñi ma lim ñëpp.
alors ci loolu ñu fàttali lu am solo ba tey ci biir décret bi indi na ba tey lu ñuy wooyee maanaam credito di imposta per gli affitti commerciali per il mese di ottobre novembre et dicembre. loolu mooy ñi nga xamante ni bi donc fi ñuy exercer seeni activité restauration bar gelateria wala lu mu mën di doon te seen ADECO bokk ci rek donc dinañ leen defal credito imposta maanaam ba 60% jëm ci coût affitto bu ñu waroon a fay ci octobre novembre décembre ñetti weer yooyu coût affitto bi dinañ leen ko wàññil ba 60%. loolu décret bi indi na ko décret bi aussi indi lu ñuy woy stop ay pignoramenti maanaam képp koo xamante ni da nga waroon a fay dara loo xamante ni fayee ko woon ñu waroon la cee saisir sa kër wala sa oto loolu donc cancellare nañ ko. indi na aussi lu ñuy wooye la cancellazione della rata IMU secondo rata IMU bi nga xamante ni bi ñu ngi ko waroon a fay le 16 décembre bi ci weer wi décret restauré bi ñu woote barki dem wax na ci IMU boobu rata IMU boobu ne donc cancellé laa nañ ko maanaam kenn duutu ko fay. ba tey décret restauré bi wax na ci li ñuy wooyee stop ay licenziamenti maanaam licenciement yi donc arrêté nañ ko décret bi moo ko indi ba le 31 mars 2021 donc kenn du licencié kenn noonu la ko décret bi indi. décret bi ba tey indi la lu ñuy wax donc proroga della cassa d'integrazione per altri sei settimane donc fino il 31 gennaio 2021 loolu ñu leeral ko donc cassa d'integrazione bi prolongé nañ ko ci biir décret bi yeneen 6 semaines ba le 31 janvier 2021 loolu aussi décret bi indi na ko. décret bi indiwaat na ba tey yeneen ñaari weer yoo xamante ni dañ koy dolli ci li ñuy wooyee il reddito di emergenza. alors mbokki taalibe yi nga xamante ni bi ñoom mënuñu woon a am benn bonus ba laajoon li ñuy wax reddito emergenza bañ accepté leen ko nga xam ne décret août bi indi woon na ci beneen 3e mois bañ fayoon ko mbokki taalibe yu bëree bëri ci weeru septembre bi. décret bu bees bi ñuy wooyee il decreto di ristori secondo il DPCM del 25 octobre 2020 yokkaan na ci yeneen ñaari weer yoo xamante ni dinañ ko fayaat yeneen ñaari weer pour reddito di emergenza bi loolu décret bi indi na ko. donc xanaa di xaar rek IMS ngir mu génne circulaire wax demande yi nañ lay demee ak nan lañ koy defee bu ko defee dañ ko leeral mbokki taalibe yi. donc tey jii sax am na mbokki taalibe yoo xamante ni bi tey jii 30 octobre ñu bëree bëri jot nañ ay message seen téléphone yu leen di xamal ne la sua domanda di reddito di emergenza è stata accolta e in pagamento donc mu nekk loo xamante ni donc mën nañ IMS daf koy anticiper pour ñi ko amoon nga xam ne dañ leen koy renouveler pour ñaari weer bu laajee aussi lu ñu def demande bu circulaire IMS gën leeral ko rek dinañ ko leeral mbokk taalibe yëpp. donc loolu moom moo gënoon a fës ci decreto di ristori bi. leneen liñ ciy dolli mooy decreto di ristori bi prévoir na 1000 euros pour lavoratori dello spettacolo lavoratori intermittente maanaam chiamata contratto autonomi privi di partita IVA incaricati alle vendite lavoratori del settore del turismo e dei stabilimenti termali anche a tempo determinato. pourquoi parce que alors ñi nga xamante ni bi ay stagionale la woon ñu yoroon tempo determinato xam nga nit ñu bëree bëri ci ñoom décret août bi dañ leen cee écarté woon ndax le 15 août bi décret bi duggee en vigueur il DL di agosto da leen fekkoon ci contrat ñuy liggéey donc moo taxoon mënuñu woon a am 1000 euros tantum boobu ñëwoon ci il decreto di agosto. adesso ñi nga xamante ni bi donc 1000 euros yooyu ñàkkoon nañ ko ci décret bu bees bi ñu voté barki démb am nañ droit dugal ci nan lañ ciy dugalee loi bi nee na képp koo xamante ne bi stagionale nga doon def li commencé le 1er janvier 2019 ba le 31 astafurlah le 1er janvier 2019 ba le 27 octobre bi nga xamante ne bi ci la loi bi dugg en vigueur te ci diggante laps de temps boobu nga am fi contrat benn wala ñaar contrat bi tëju woon dàquñu la donc démissionné woo contrat bi moo jeexoon donc te jamono bi nga xamante ni bi le 27 octobre loi bi dugg en vigueur nekku la ngay liggéey jëloo reddito di cittadinanza jëloo reddito emergenza jëloo pensione mën ngaa dugal ci 1000 euros yi nga xamante ne bi decreto di ristori bi moo ko indi barki démb. même bu fekkee yow stagionale à tempo déterminato bi sax da ngaa dugal nas bi bañ la koy fay donc loi 1000 euros bii ñëw ci décret ak octobre bi ànd na ak ku dugal nas bi ñu ko koy fay. donc ki nga xamante ne bi moom mooy stagionale del turismo e dei stabilimenti termali kooku loi bi nee na maanaam même bu fekkee daa am réquisite yëpp ngir bëgg a dugal ci 1000 euros yi nii bu fekkee muy jël nas bi
donc moom du ci mën a bokk. Kon day mel ni rek ñi nga xamante ni bi loi bi da leen koo xañoon ci décret août bi, ñoom am nañ possibilité dugal ko mooy stagionale a tempo determinato ak altri settori ci 1000 € yi ak intermittente yi. Bu fekkee jamono ji loi bi wàccee nekkuñu yoruñu contrat, jëluñu beneen indemnité boo xam te IMS moo leen koy jox rek, donc mën nañ koo dugal. Loolu aussi loi bi indi na ko ak lavoratore dello spettacolo. Donc leneen liñ ciy dolli mooy mesures yi nga xamante ni bi ñaari DPCM yi njëkk a génn jëloon nañ ko, mooy activité maanaam commerciale yi nga xamante ni bi restauration bar seen ciws rek nga xam dañ leen à partir de 18h mën ngeen wàcce seeni serende bu ko defee seeni maanaam buntu ba képp koo xamante ni bi donc mën nga ñëw jënd dem li ñuy wax def porta revia, mais mënoo faa toog. Loi yooyu dina dem ba le 4 novembre ba le 24 novembre 2020, donc DPCM yu njëkk yooyu noonu donc dina dem ba date boobu. Leneen li ministre bi yor wàllu économie xamle ak compté mooy ne fondo perduto bi pour partita IVA yi nga xamante ni bi seeni codice ateco restauration lay def, bar, gelateria, piscine, salle di gioco, salle de sport, ñoom jox nañ ay instruction agence Entrata ñu versel ko ñu defoon demande bi te ñu accepté leen ko bu njëkk te fayal leen ko nu mu gën a gaawee. ku defutoon demande bi donc mën nga def demande bi agence Entrata, donc dinañ la fay méta décembre. noonu la ko ministre bi waxee. Nee na bii pas dinañ doubler donc fondo perduto boobu, chiffre bi dinañ ko doubler, dina ëpp lu njëkk la te dinañ ko fay nu mu gën a gaawee mbokki taalibe yi entro il 15 novembre. noonu la ko xamle. Alors leneen liñ ci dolli ba tey mooy paiement bonus agosto bi. IMS nee na démarré na paiement yi depuis le 29 te dina dem ba ci weeru novembre bi. Alors ñi ngi doon njort ba tey ci décreto di ristori bi yeneen ñaari weer yoo xamante ni dañ koy prolonger nas bi ñi seen nas bi jeexoon, nga xamante ni bi ci décreto agosto bi loi bi dañu ko sa nas bi jeex le 1er mai ba le 30 juin dinañ la joxaat yeneen ñaari weer. donc ñi ngi doon xaar loolu ci décret bi mais à la fin amu ci, donc prolonga nas bi bokkul ci décreto di ristori. ci kaw loolu IMS nee na ñi nga xamante ne bi amoon nañu réquisition pour ñu prolonger leen nas bi fay leen ko ñaari weer, amul demande bu ñu defaat, lépp automatique la te paiement yi commencé na sax. nee na képp koo xamante ne bi amoon nga réquisition rek boo xoolee sa page sessione pagamenti di nga gis pagamento in corso, di nga gis date bi nga xamante ni bi ci lañ lay fay ñaari weer nas bi yooyu décret agosto bi indi woon. donc ñi doon xaar yeneen ñaari weer pour décreto ristori bi mujjee génn, donc à la fin bokku ci. fondo perduto la indi, prolongé waat reddito emergenza bi pour yeneen ñaari weer, donc tuxal lu ñuy wooyee licenziamenti yi ba 31 mars 2021, stop ay pignoramenti, donc credit di imposte per donc affitti commerciali, stop ay pignoramenti, donc loolu la indi ak ñaari weer yi reddito di emergenza yi. donc loolu lañ bëggoon a leeral mbokki taalibe yi, tënkal leen ko nga xam ne loolu moo nekk ci décreto di ristoro, nga xamante ni bi décret boo xamante ni bi ñim tuuse mooy ñu gouvernement bi sant jamono ji seeni activité arrêté à partir de 18h, donc à partir de 18h jëm minuit mënuñoo def lu dul porta revia, baar yi, gelateria yi ak activité restauration yi ñooñu la gën a concerné. moo tax mu dressé ay codice ateco nga xamante ni bi mooy partita IVA bu nekk am na codice ateco buñ la lëkkaleel ngir xam yow lan partita IVA bi lan lay def. donc ñoom ñoo ci ëpp priorité. di xam le ne nag mbokki taalibe yi nga xamante ni ñoom ñoo yor partita IVA nekk ay artisan wala ñu nekk ay vous compra ambulante, ñooñu pour trop mënuñoo bokk ci demande fondo perduto bi parce que defuñu restauration, exercer wuñu bar, ubbiwuñu restaurant, donc ubbiwuñu beneen activité boo xamante ne bi donc mesures yu bees yi ñu mujjee jël laal na seeni activité ba ñuy arrêté ci yenn heures yi. alors loolu lañ bëggoon a leeral mbokki taalibe yi. leneen li ci desit mooy ñuy leeral mbokki taalibe yi ne ñun vidéo yi ñuy def nii dañuy dimbale mbokki taalibe yi rek ñu gën cee jariñu, xam fu ñuy taxaw, xam li loi bi wax ak xam li seen àq ak seen yelleef, mais du suñu liggéey. duñu ay commercialiste, liggéeyuñu kaf, liggéeyuñ ci ay padronato, am nañ suñu yeneen liggéey bu ñuy def. moo tax ñuy ñaan mbokki taalibe yi képp koo xamante ni bi da nga am question booy laaj wala demande wala lu mu mën doon, boo wootee IMS dinañ la ko leeral ba mu leen nañ joxe say date, wala nga woote agence Entrata, wala nga woote poste bu fekkee li ngay laaj waa poste ñoo ko gérer, wala nga woote donc officio IMS
boo wootee lépp loo war a leer wala demande boo war a laaj rek ñoom xam nañ ko te dinañ la ko leeral ba mu leer nañ. Mbokki taalibe yi jëy dañ may envoyé ay documents ñii di ma envoyé ay messages lu toll ak plus de 100 personnes, mënoo tontu ñëpp. Donc ku am laaj booy laaj rek boo wooyee IMS wala nga laaj agence intrant poste wala CAFI wala patronat yi li nga bëgg a leeral yëpp ci say mbir dañ la ko leeral. wax dëgg fa yàlla duñ mën a am jot boo xamante ni dañuy def ay vidéo wax ci olof yi leer nañ leeral mbokki taalibe yi ku nekk nag bëgg après di la woowaat te lim lay laaj mooy li nga wax ci vidéo bi loolu it day metti trop. wax dëgg fa yàlla duñ ko mën, duñ am sax jot bi. moo tax képp koo xamante ni bi rek da nga bëgg a leerlu boo demee ci CAFI wala nga woote IMS wala nga woote ci patronat wala nga woote agence intrant loo bëgg a leeral rek incha allah dinañ la ko leeral ba mu leer nañ. alors loolu lañ bëggoon a indi tey doon leen leeral li ñuy wooye il decreto di ristori nga xamante ne bii xeetu partita IVA di ko mën a laaj mooy ñi seen partita IVA di exercer restauration bar gelateria wala ñu ubbuti salle de jeu wala ay bingo wala palestra wala discothèque wala salle de sport. donc ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm di leen xamal ni 1000 € yi décret agosto bi indi jëm ci laboratoire yi ma lim settore stagionale altri settori intermittente yi bokkut ak ba tey décret bu bees bi nga xamante ni amaan na beneen 1000 €. donc ngeen teewlu ko bu baax ku ci am ay réquisites yi saytu ko bu baax a baax buñ tolloo ci war a def demande yi dinañ ko leeral mbokki taalibe yi ba mu leer naññ ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm jërë ngeen jëf.